waaw jërëjëf parce que wolof moom da di loo xam ne nii gune yi léegi dañoo déggatul wolof xale yi dégguñu wolof parce que duñ ko làkk duñ ko wax nañ ko war a waxee parce que wolof ma nga soqi ko ci bu ñu jëlee par exemple comment dirais-je Kocc Barma Fall parce que boo dikkee li ma naan leen habitude di wax leen lu fóodul bu fa boo fa dee lu la fa yaa ko loolu bu ma leen waxoon mun ngeen traduire est-ce que xam ngeen loolu ma lan la tikki ci wolof fóodul bu fa boo fa dee lu la fa yaa ko mën ngeen ma ko wax ci wolof ah mooy loolu ci tubaab nag mën ngeen ma ko wax ci tubaab ah fóodul bu fa boo fa dee lu la fa yaa ko maanaam foo xam ne nii saw yoon nekku ci boo fa demee lu la fa am yaa ko teg sa bopp mooy loolu lu sa yoon nekkul bu ci sa yoon nekk mu jeex tàkk tubaab ne ko là où tu n'as pas A accent grave tu n'as pas à I Y si tu I ce qui dit tu l'auras voilà en français comment ce que cela signifie quoi donc boo dikkee li tax ma wax loolu li nga ma wax ba kàllaama wolof ma wax ko parce que wolof day fi mu jógee ñu ngi naan waa laaf ab dëkk bu nekkoon ca booru Jolof la ñu naan ñooñu waa laaf ña nga xam ne waa laaf moom comme naan ay waa Grand Thiès waa Diourbel waa tel waa laaf waa boobu moom lañ jëlee maanaam ñi dëkk kot gox boobee moom la ñu boole bu ñu ko boolee ñu defoon na te moo ëpp plus tard évidemment wolof donc parce que le wolof est originaire effectivement du Jolof avec la famille Ndiaye de comment dirais-je Njaajaan Ndiaye c'est le premier évidemment Bourba Jolof Njaajaan Ndiaye mu nga jógoon Waalo à la suite du second mariage de sa mère effectivement Njaajaan s'est retiré sur les eaux du fleuve Sénégal gaañ fekk ko fa mu génn ci kii bi jaaxal leen ñëpp jaaxle parce que ci la fi la dëkkoon parce que daa mere woon yaayam ci ay mbir parce que yaayam daal si yoon nag ku ñu daan benn naaru puruñ waaw ah voilà exactement loolu da nga moon rek naa tënk histoire u Kayoor tënk boobu moo loolu rek Kayoor ak histoire du Sénégal danañ jaxasoo histoire fi lépp fi la jógee parce que boo jël moo tax bi ma lay wax depuis indépendance en 1540 à la bataille de Danki foofu la affaire yi jógee daal di nekk bool histoire bii nag ni ma la ko waxoon depuis 2016 ba DER moo def accréditation adressé ma ko pour ma jël affaire bu tënk li tax Thiès am importance mooy lu demee nii histoire bi bés bu ñu ko tojee ci ñetti fan yi buñ ca jógee de la façon lu baree bari dina leer ci histoire du Sénégal donc boo waxuma la loolu sax jëlal rek Thiès bi ñu koy wax Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar loolu lu ko waral nga jóge foofa histoire u Kajoor bii boo fa départ nga jël ñëwal ci chemin de fer bi ñëw ci la première grève bi amoon la grève des cheminots fa la tubaab yi xamee ñëpp Thiès moo tax boobu ba léegi politique bi aussi Thiès da cee ràññeeku ci bépp fan léegi nee na leen le premier maire de Thiès mooy Léopold Sédar Senghor qui était en même temps le premier président de la République boo ca jógee aussi après Léopold Sédar Senghor Ousmane Ngom bi dëkk fee bi ñu duppee école Ousmane Ngom bi ma jàngale def naa fa ñaar fukki at moom lañ ko duppee mooy deuxième maire histoire u Kajoor buñ ko tënkee rek lu ci bari foofu la jógee parce que li ta indi loolu mooy boo jëlee Faidherbe bañ ko nommé gouverneur en 1854 mu ne Ndar dafa njëkk a noot naar yi de l'autre côté noot Waalo daal di avancé wuti Jolof bu mu wutee Jolof noot leen ñu ñëw daal di ñëw Kajoor bi mu ñëwee Lat Joor ne ko li ñuy wax raay bi ay histoire daal dama koy tënk rek mais Kajoor daal ak Thiès gii ci boppam Thiès dëkk mythique la quoi voilà Thiès ci boppam dëkku mythique lu nekk yam lépp fii la soso lépp fii la départ ba ci quartier yenn yi fekk. mais Thiès tur bi ak solo bi raay bi am. ci tarixu dëkk bi turu Thiès. turu Thiès wax naa ko léegi njes la woon ak garab googu wax naa ak garab la woon njes gu tudd njes gu nekkoon fële ca côté ca booru Thiès noonu garab googu dañ koo déformé moo njes boobu moo indi turu Thiès bi donc histoire bi daal loolu foofu rek la mën a tënku quoi parce que yenn li buñ ci giir séminaire yi ci la ñuy expliquer affaire yëpp di ko toj par benn bëgguma dugg ci liggéey bi di détail yëpp quoi boo ko détaillé rek day daal di indi beneen problème quoi loolu moo tax quoi. ren ñu ñëw fii li tax ñu ñëw fii dañu bëgg li nga xam ni moom la ñu dégmal ngir mool
ay téere ci sunu tarix ñu wane fuñ si toll dañu ñëw itam ci Thiès jànqeen ngir déglu nit ñi ndaxte boo nee da ngay bëgg a bind ci sunu tarix da ngay déglu ñu nekk ci dëkk bi itam li ñu gisee ndax am na ñu nekk université jàng bu kawe kawe waaye ñi fi nekk itam am na ñu am xam-xam am ñu xam seen tarixu maam xam seen dëkk ak yu doon ñetteelu mbir bi ma ci yokk mooy dañ fi ñëw itam sargal ñetti ci sunu xarit yi nga xam ne dañu bokk ak ñun mbir mi yàlla def ñu génn àdduna professeur Yoro Fall Amidou Sega Sy ak Issa Laye Thiaw dañu doon tey jii sargal seen doom ak ci seen jabar ak seen i mbokk ñëw nañ fi looloo tax ñu ñëw fii itam ngir itam wax nit ñi fu ñu toll ci liggéey bi li ma mën a wax ci liggéey bi mooy am nañ ci ay jéego yu am maanaam am na téere yoo xam ni daanaka sotti na mën nañ ko mool tey mu génn am na yi nga xam ne sotteegul yooyu nag dañu ñëw waxtaan ceeg waa Thiès si ñetti fan yi bu ñu fi jógee nag incha allah xam naa ni benn yoon daañu dem ci gànnaaru réew mi ndaxte fa ñu demoon mooy penku Tambacounda ak ci bëj Saloum tey jii ñu ngi ci diggu Sénégal diwaanu Thiès bu ñu fi jógee nag ñaan yàlla déwén ñu mën a dem fële nga xam ni mooy Fuuta liggéey bi nag du yomb dana yomb ndaxte borom xam-xam yi ci bokk ñëw bari nañu waaye du yomb ndaxte kat boo ne da ngay bind ci tarix xamal ni du yomb ndaxte ku ci nekk am na foo jóge am na foo bokk am nga ay mbokk sa mbokk yi am na nañu ko gisee jigéen ñi am na lu ñu gisee tarix góor ñi am na lu ñu ko gisee gone yi am na lu ñu xam am na lu ñu itam lu ñu xamul mag ñi am na lu ñu xam loolu tax bu ma nee dana yomb damay wax lu ma neex waaye nag li ñu am may ñu am ci yaakaar mooy dafa am kuréel bu nekk ci kaw buy seet di seetantal mbir mi di ko segg di ku nekk loo neex nga wax boo waxee beneen waay wax ñu fexe ba yéen ñaar ñëpp li ngeen di wax ñu teg ko nit ñi nga xam ni ëllëg dañ koy jàng ñu mën ci tànn li nga xam ni moo yanu maanaa ak li nga xam nit mën na kaa nangu loolu daal mooy daal suñu gàllaaj loolu la ñu am. waaw tubaab bi nag moom yi mu bind ak li mu wax dañ koy jubanti am na sax li nga xam dañ koy fakkas fale mu daw jóge fi ndaxte tubaab bi mu ñëwee da doon nëxal xel yi dafa amoon lu mu bëgg tubaab yi am na lu ñu doxalee ak ni ñu bindee sax dañ ko war a seetaat même suñu tur yi ni ñu ko bindee turu dëkk yi ni ñu ko bindee baaxul loolu tax bu ñu bëggee delluwaat xale yi xam lu tax Thiès ñu tuddee ko Thiès Dakar lu tax ñu tuddee ko Dakar xam itam sa tur lu tax ñu bind ko nii loolu fu ñu jaar dellu si waat ci ñun loolu nag tant que defuñu ko daañu naxal suñu xel lépp lu ñu am ñoom ñu jël ko tibb ko yóbbu ko seen dëkk nañu yeewu nekk nit waaw loolu daal moom moo tax ñu nekk ci mbir mi. si wolof li ma wax mooy maa ngi gërëm professeur Iba Der Thiam foofu laay tàmbale ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal ñu ñëw fii pour bindaat histoire taarixu Sénégal bu ñu waxee nag histoire Sénégal sénégalais yëpp déggoo nañ si benn mbir mooy histoire bi ni ñu koy waxee ku nekk rek dafa am benn mën naa wax ne benn bët boo koy xoolee nit ñi déggoowuñu si mbir yi ni mu tëddee ñenn ñi dañuy wax ne boo amee benn xeex bu amoon si diggante ay buur ak ay tubaab wala si biir africains yi seen bopp si biir sénégalais yi seen bopp ni ko ñi ñuy gisee ni ñu koy déggee du doy ute yow tey booy jàngale ngay jàngale histoire mën na bëri na lay jàngale man gis naa loolu nga xale bi ñibbi këram wax papam lii lañ fa jàng ñu waajuram mi ne ko lu ñu la jàngal dëppoowul ak lu dëgg loolu bëri nañu koy gis di ko dégg bés bu ne man mi sax jaar naa foofu ñoo ne sama papa man kat dañ maa ne li nga xam ne mooy jaalawaali nii la tëddee woon wala xare bi nga xam ne am na si Samba Sadio nii la tëddee wala Pathé Badiane nii la tëddee wala la bataille de Paoskoto waaw selon que ñi nga xam ne ñoo la ko wax muy ay géwël yu bokk foofu wala yu bokk feneen ñooñu ñëpp bu ñu leen dajale doo xam yow lan nga siy jàpp leneen tam si wàllu aada ak cosaan ñu ngi wax Sénégal nañu mbubboo suñu aada ak suñu cosaan waaye am na ñoo xam ne ñu ngi sol yëre yoo xam ne ñu foog ne yëre cosaanu Afrique la wala Sénégal la mu fekk boo ko xoolee ba xool seen i maam ak seen i maama duñu woon sol yëre yooyu am na ñu bëri boo ko xoolee si wàllu aada ak caada am na ñu ngi jëfandikoo ay mbir yoo xam ne boo ko xoolee si lu yàggul dara loolu ñuy jëfandikoo ñëwul woon sax Afrique wala mu fi nekkoon tam yaatuwul woon ni mu yaatoo donc am na yu bëri daal yoo xam ne dafa may lënt te nee naa tam ñi nga xam ne ñooy nettali wala ñi nga xam ne ñooy yore mbiru cosaan yi parfois mu am ay bërëb yoo xam ne buñ koy wax dina am ay points yoo xam ne du leer si bopp nit ñi ba tax na daal
ñëpp jàpp ne président de la République ak gouvernement bi ak mboolem ñi nga xam ne ñooy liggéey secteur yi gis ngeen fi prof université yi professeur Iba Der Thiam bokk nekk seen kanam gis ngeen si ay kilifa yu yaatu ñu béy ko mu yaatu ku nekk daal ku ñu jàpp ne am nga xarala si lenn ñu boole leen si comité bi tam dem dugg si réew mi pour dajeeg ñun ñëpp si pàcc bu ne parce que nag li ñu wax ne balaa ngaa xam loo xam-xam Demba ma Demba gën laa xam boppam léegi ñu dem si pàcc bu ne ñooñu wax li nga xam ne loolu ñoom la ñuy mën a sukkandiku pour mën a bindaat histoire du Sénégal je pense que loolu am solo la te ñoom ñu ngi koy def nii moo tax bi ma professeur ne ci biir Thiès ban façon lañ koy def ñu ne nañ ko def séminaire dañ koy def atelier dañ ko def li ñu ne déedéet professeur ne ma man daal li ma gis sama gis-gis moo ñu def ko CRD nag si région yi gouverneur moo koy présider mu convoqué mbooleem seen ñi nga xam ne dañoo nekk ay acteurs muy nekk si région bi muy acteur culturel muy acteur de l'éducation muy pàcc nga mën a yaatal daal ñëpp mën sa bokk loolu mooy li ñu def nii woote nañu nit ñi ñëw nañu salle bi bëri na nit ñoom ñu rendre si ay hommage si cérémonie matin bi ay kilifa yoo xam ne dañu bokkoon si liggéey boobu si diggante bi ñu wàcc liggéey waaye ñu liggéey bi continuer ñoom ñiy continuer nag ñu leen ñaanal yàlla may leen ñu mën a yeggali seen liggéey boobu ndax sénégalais bu nekk ëllëg si biir buñ ko nee dëkkale lan la mu mën a xam luy dëkkale lan moo fa xewoon dëggantaan ak kan moo fa nekkoon kan bu ñu waxee histoire u Sine ñu xam lan la histoire u Saloum ñu xam lan la histoire u Fouta nee naa man Podor laa dëkk département de Podor gis naa ay fresques historiques nekk naa gouverneur Ndar xool si archive yi foofu gis naa ne région de Saint-Louis bassin bi Tukulóor jaar dañ ma ne séeréer Saraxole jaar nañ fa séeréer yi jaar nañ fa pël yi jaar nañ fa naar yi jaar nañ fa loolu yëpp jaxasoo tey mu am benn bërëb boo xam ne ñi fa nekk ñu tudd ay tukulóor ba fu mu jógee ak ñooy ñan ñooy seen i maam ñan ñooy seen i maamaat ñan ñoo dajale ba jur leen loolu yëpp ay question la yoo xam ne ku nekk tukulóor war nga ko laaj sa bopp mandink bi dañuy wax ne li muy làkk soose bi dafa xaw ñu roog arab am ñu koy bëri ñu koy wax loolu lu mu dikkee loolu daal moo tax man la bu ñu dajalee bu ñu defee seen i mbir ba sego ko seggaat ko ñoom ñi nga xam ne am nañu xarala am ay diplôme am war a mën a valider information bi nañ mën a am lu ñu sukkandiku pour que ëllëg ñun bu ñu nee man sénégalais laa lu ñu la laaj boo si wax nga wax loo xam ne waa Sénégal bi nañ si mën a déggoo je pense que loolu mooy li nga xam ne laa si bëggoon wax di leen gërëm di leen sant wa salaam